ngeen def doy na sëkk. Nour Daara moom am naa ci firnde. daayira Nuuru Daarayni Touba Sam Kaolack ñoo fas yéene ànd ak yéen saa su ne leen baaxee li fi sëriñ bi bàyyi wala li mu bind ci xasaayit yi wala it njàngale diine gi dinañ leen ko baaxee saa su ne si suñu compte yi moo xam Instagram Facebook YouTube wala nga jël suñu numéro WhatsApp yi boo abonné di nga mën a jot ci suñu publication yi ci anam bu wóor ñoo ngi woo mbokku jullit yëpp moo xam góor wala jigéen ci liggéey bu sell bii jaa ngeen jëf. Nour Daara ma yujaddidu Nour Daara moom am naa ci firnde. am naa ci firnde. Nour Daara ni am naa ci firnde. Nour Daara ni am naa ci firnde. salaamatan wa xaafiya wajal xayaatiya xayaatan saafiya wajal kalaami rasidan wa musida wa fikrati nawir wa xalbi asida barki Borom Tuuba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Nuuru Daarayni ñu leen di nuyu ci saam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñun rek tamit lañ koy nuyu ñi nga xam ne ñu ñuy topp seen YouTube bi nga xam ne waa daara ji ñu ngi fay amal mbir yu am solo macha allah tey na balaa ñoo tàmbale rek def fi indi benn soññe rek jëm ci mbokk taalibe yëpp nga xam ne comme ni ko doon fàkkoo ci mbokk taalibe yi xam ne jëriñ seek doon na ci indi ay leeral xam daal li ñu soxla mbokk daara ji vidéo yi wala lépp lu nga xam ne rek daara ji da ko dëgmal te it ñu koy jël di ko dugal ci YouTube bi kat ñu ko jotee ñu koy partage maanaam di ko tasaare yeneen yi nga xam ne fa lañ ko ndax loolu da ci am solo waaw ndax ñun jàpp naa ne daara dafa war a nekk loo xam ne maanaam dañ naan priorité maanaam moo war a nekk ci kanam waaw kon yow nga xam da ngay dugg YouTube masalan tey gis benn vidéo bu am solo daal koy partage kat loolu lu am solo la macha allah ndax suñu borom maanaam nañ ko liggéey ñu ne Seex Xaadim tamit maanaam mën nañ ko liggéeylee fu ne kon loolu ñu dafa am solo la waaye nag dafa am loo xam ne jàpp nañ ni kat moo war a nekk ci kanam yi daara ci waaw kon bu ñu jotee vidéo yi tënk daal nañ koy tasaare bu ko defee ñëpp di ko mën di jëriñ bu baax a baax loolu nañ ci bàyyi xel te def ko ñu jëm Seex Xaadim bu baax a baax bu loolu wéyee tamit xam naa dañu jublu rek ci thème bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaane tey mbokki taalibe yi yëpp incha allah xam naa thème bi rek mooy al buxla xam ne jamono ji kat seetlu nañ ne maanaam lu bëri la muy nay ci wolof moom la ñuy wax nay xam ne tubaab naan ko avarice. Tout d'abord, il faut savoir qu'avarice et épargne ne sont pas considérés comme étant la même chose. Une personne peut en effet souhaiter épargner pour ses besoins, pour faire face aux imprévus, ou pour ses enfants et ses proches. On considère que celui qui fait cela comme étant économe et il n'y a pas lieu de le blâmer. nga xam ne maanaam ñu njëkkee rek balaa ñoo leeral li ñuy wax nay maanaam ñu xam ne li ñuy wax kat denc dafa wuteeg li ñuy wax nay ndax masalan tey nit ki mën naa denc ngir maanaam mi ngi sóoraal loo xam ne kat mën na koo dab te it bàyyi si woon xel mooy imprévu wala masalan tey maanaam ay doomam wala ñu ko jege waaw kooku nag maanaam ki def loolu nekkul dafa nay waaye dafa am maanaam lu muy sóor kese kon loolu lu mat a
bàyyi xel kookee jarta ngaañ waaw. L'avarice en islam, le terme avarice fait plutôt référence à celui qui ne s'acquitte pas de ses obligations relatives à sa richesse. nga xam ne ci l'islam rek bu ñuy wax kat maanaam nay mooy ki nga xam ne maanaam du def li ko war ci alalam waaw lu ci mel ni saraxe lu ci mel ni génne asaka ak yu ni mel kon ci tënk nañ xam ne loolee lañu mën a wooye lu ñaan nay. Ibn Omar a dit quiconque donne l'aumône obligatoire n'est pas avare. De même, une personne qui refuse de donner ce qui pourrait être profitable aux gens alors que cela ne lui d'aucune sorte est considéré comme étant avare. nga xam ne maanaam jëlee nañ ci Ibnu Omar mi daal ne maanaam képp nga xam ne rek maanaam da ngay def li nga xam ne kat wala di joxe li nga xam ne kat moom lañ naan zakat yi asaka maanaam kooku kat nekk koo xam ne dafa nay nga xam ne kooku lu mat a bàyyi xel waaye tamit li mu ci jotalee rek mooy nit ki nga xam ne nag day bañ di joxe li nga xam ne kat masalan tey bu ko joxe woon li ñu denc ci jur yi te it maanaam nekk loo xam ne dina ko lor waaw kon kooku bu ko mënee joxe te du ko lor te joxe ko kat kooku lañ mën a jàppee ne maanaam kooku dafa nay waaw kooku dafa nay. Le prophète paix et salut sur lui a dit quelle maladie est aussi incurable que l'avarice. yoo xam ne yéen sallallahu alayhi wa sallam dafa ne maanaam ban feebar moo gën a garaaw li ñuy wax maanaam nay kon nay lu gën a garaaw ndax maanaam incurable moom bu ñu koy wax mooy lu nga xam ne kenn mënu koo faj waaw kon yéen sallallahu alayhi wa sallam mu nga ko waxee nga xam ni kon nay lu aay la waaw kon lu mat a bàyyi xel la. Les sages avaient pour habitude de dire l'homme généreux est libre car il possède son argent alors que l'avare ne mérite pas qu'on le désigne comme tel car son argent le possède. nga xam ne borom xam-xam yi li ñu leer rek moo di dañ ne maanaam nga xam ne mooy ku baax ki kat misalan tey mooy ku nga xam ne maanaam dafa tijjeeku nga xam ne moom alalam waaw moom alalam liñ ci dolli rek mooy ku nekk moom maanaam kenn waru ko tënkee noonu ndax moom kat alalam moo koy moom waaw kon loolu tamit lu mat a bàyyi xel la. Le premier exemple, celui qui se montre avare de l'aumône légale à zakat, qui est la chose la plus importante et la plus obligatoire dans ce qu'il refuse de donner, ainsi que du moins des dépenses obligatoires pour les proches et les époux. nga xam ne maanaam exemple bu ñu njëkk a jël rek mooy ki nga xam ne maanaam day wane ak nayam ci li nga xam ne moom la ñuy wax génne asaka waaw nga xam ne loo am solo la te dafa nekk loo xam ne maanaam lu war a génne la di ko kat bu ko bañee joxe kat kooku mën na koo tënk ne ñu nay ñi la waaye tamit li ci mel tamit di bañ ji dimbale ñi nga xam ne maanaam lu ko war la lu ci mel ne ay ñu ko jege wala ay soxnaam xam dañ la war a dimbale nga xam ne foofu dañ koy ubbi benn parenthèse bu ndaw rek ndax damay wax ne kat soxna yi buñ leen jëlee seen kër waajur suñu leen suñuy kër ñu góor ñi kat maanaam jàpp naa ne soxna si bu ñëwee benn yow ko góor ko ngaa mën a muñ fukk ndax kooke am na lu mu bàyyi te it ñëw na maanaam bàyyi lépp daal di ñëw si kër kon kooke da cee bokk ci sarti kat yaa ko war li ñuy wax dundal ak koddaay ak yooyu noonu nga xam ne
boo ko bañee jox kat maam loolu day nekk loo xam ne lu doy waar la te it islam loolu la ko digal te it dafa bokk ci sart yi sëy waaw kon lu mat a bàyyi xel la ndax masal tey dañuy gis góor ñoo xam ne dañuy nekk seen kër bi ñu leen laajee ñoom seen soxna yi ñu bañ te dañuy génn ci bopp koñ bi rek daje te benn ndaw mu jommal leen rek ñu ñëw jëlal ko appartement ak leneen ak leneen di ko fayal te saa bu ñu duggee seen kër rek di leen laajee ñu gàntal boole ko maanaam di tàngal kër gi nga xam ni loolu day ëpp waaw day ëpp mooy góor ñi nga xam ne dañuy génn ci biir doon fa muus waaw man ci tubaab ci kàddu yi bu ñëwee seen kër doon fa gaynde waaw yooyu day des waaw waaw kon soxna yi lu war ci ñoom nañ koy def ba mat sëkk waaw kon lu mat a bàyyi xel waaw kon loolu la ñuy bàyyi la xel borom kër yi. Le deuxième exemple, un homme trouvant un musulman victime d'une injustice dont la situation nécessite une intervention pour chasser cette inéquité, mais il se montre avare de son honneur. nga xam ne tey ñaareel exemple bi ñu jël rek mooy nit ku nga xam ne day gis maanaam mbokk jullitam nekk maanaam dañ koo tooñ masalan tey dañ koo tooñ nga xam ne bu ñëwee kat daal koy maanaam bu ñëwee dugg ci mbir bi rek mën naa dimbale kooku nga xam ne injustice boobu moom lay subir waaw mais du ko def danaan bu ma ko defee kat damay wàcc sama bopp waaw kon ok tamit bokk na si ñaareel ki nga xam ne kat ok dafa nay ci loolee. Le troisième exemple est de se montrer avare de sa science en son refusant d'enseigner aux gens ce qu'Allah lui a enseigné et en étant avare de réponses et de fatwa lorsque l'on consulte pour une question religieuse qui requiert son aide. nga xam ne ñaareel bi tey mooy masalan nga xam ne dafa nay ci xam-xamam waaw masalan tey buñ ko laajee yenn yi nga xam ne kat mën na ci indi ay leeral waaye du ko def di ci joxe ay leeral moo xam ci wàllum adduna la moo xam ci wàllum islam la moo xam ci lu mën a tënku rek nga xam ne mën na jëriñ ñu ko seqal waaye du ko def kooku kat dañ koy jàpp ne ku nay la te loolu day dellu ba si daara ji ñu xam ne ku ne si ñun lu nga tenee sa morom ci wàllu xam-xam war nga koo jëriñ te bu ko xaar sax moom boom ba jàppee nu ñu koo jëriñ rek dee ko si jëriñ si kémt lay kàttan waaw ñu xam ne daara ji loolu da cee bokk ni solidarité waaw kon képp ku taxawee foofu rek yor xam-xam ne du ma ko séddoo kenn te loo xam séddoo kenn dem ba faas tamit amul benn njëriñ waaw kon suñu xam-xam yi luñ ci am ab tuuti nañ koy séddoo ñi nga xam ne ñoom lañ tane kon mooy ñetteelu exemple bi. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le vrai avare est celui auprès de qui on invoque mon nom sans qu'il me bénisse. nga xam ne yéen sallallahu alayhi wa sallam ci hadith mu ngi ci leeral ne maanaam gën a nay mooy ki nga xam ne dañoo wax sama tur te duma ñaanal masalan tey buñ déggee kat ñu ne Muhammad ñu ci war a teg moom moo di sallallahu alayhi wa sallam wala yeneen ci bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kon bis ni ko tey ñëpp nañ ko xamee noonu suñu dégg ci pour yeneen ci bi rek nañ ciy teg sallallahu alayhi wa sallam